asalaamaaleykum kenn ku ne rek maa ngi lay fekk fi nga toog ne la jàpp loxo surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo may faral seetaan si li nga xam ne moo nekk El Vision Médias comme ni ma leen ko waxee woon si njëlbeen bi neewoon naa leen ba maa ngi ci foire bi ci li nga xam ne moo nekk Ladoum Vision tey nag moo nekk fukkeelu bés bi ma toog ak ki nga xam ne macha allah moom moo occupé Ladoum Vision dama koy jox sama micro rek mu daal di nuyoo nuyu naa la. maa ngi lay nuyu si sa di la remercier si sa teewaay encore si 10e jour Saladam 2018 bi di kontaan seen liggéey di am contentement si foire bi exposition bi rafet na visiteurs yi bëri nañ di dolli sant yàlla bu baax a baax di dolli sant yàlla bu baax. waa tey soo ma doon wax depuis maanaam tey la fukkeelu fan depuis boobu ba tey maanaam bëggoon naa tey nga tànnal ma si ay affaire ci maanaam ci qualité foire tey boo ma si doon tànnal tey loo ma ciy wax. waaw qualité foire bi li ma ciy wax mooy déjà si organisation bi laay njëkkee Adam di remercier bureau bi yëpp si seen liggéey di remercier le président Aboukan donte neew fi mais daanaka mi ngi fi di remercier éleveurs yëpp si qualité sujet yi d'abord ak qualité organisation bi. di remercier aussi visiteurs yi parce que mënoon nañu exposer suñu xar rek ku ne toog sa kër donc si qualité bi aussi concours bi daf si am part de responsabilité parce que boo xoolee sujet yi jël 3 premiers yëpp si catégorie yëpp c'est des sujets d'exception c'est-à-dire c'est des spécimens noonu laa ko mën a tuddee donc loolu daal laa mën a wax si qualité foire bi waaw. ku nekk xam na premier maanaam yaa ngi doog a ñëw si li nga xam ne moo nekk foire bi macha allah ñu gis la nga ànd ak waa El Vision Médias mu métti trop mais nga nekk jàmbaar phénomène bokk si li nga xam ne moo nekk maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo dem nu mu tudd sax première moom si la bokk. nan ngay dund waaw lan ngay dundee loolu noonu. dama si dolli sant yàlla parce que newoon naa la bi nga ñëwee sunu kër newoon naa la phénomène bi ma koy jënd bi mu nekk mbote kenn gëmu ko affaire bi métti ma trop man sama xar yi ma jënd yëpp. daa bëri coow kenn du ko gëm mais man noonu la ma yàlla bindee lu ma dugg rek day bëri problème day bëri wax mais mujjanteel ga yàlla daf may jox dëgg loolu nag du man yàlla mooy dogalee noonu am na ñi ñoo xam ne noonu la ñu am na ñoo xam ne bu ñuy jënd rek waaw ñëpp ne waaw phénomène bi mu koy jënd mu ngi am 2 mois kenn gëmu ko wallahi azim ma wéet trop kenn gëmu ko kenn daaw fa ñëw ma bàyyi ko kër Zal ba mu fer. ma fere ko à 5 mois parce que soowu yaay ji dafa neexoon ma bàyyi ko ba mu fer yàgguma ci xar mais wax dëgg yàlla 3 ans yi ma ci def xam naa ci lu bari ma xam ne soow du yaay daa neex normalement mën naa ko fere à 3 mois ma bàyyi ko ba mu fer 5 mois bi mu feree 5 mois golf conditions yi xar yi nekkee woon baaxul ma jël récupérer phénomène yóbbu ko Mermoz ber ko photo wu ma publier wu ma. waaw ndax dogguma la foofu maa ngi doon dégg ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon di visiter ñu ngi naan la saa waay kon yow yaa ngi denc li te waxoo ñu dara. voilà c'est-à-dire bëggoon naa xam lan moo ko waral. question na bëtu nit ñi mais wax ja woon laa bëggoon dëggal pour ma dëggal ko nag mënoo leen may ñoom chaque jour ñuy gis maal bi da nga leen koy làq jant bi ba mu ne leen maal bi existé wu li nga bëgg a liggéey dëgg nga liggéey ko muy lekk ba suur di naan ba màndi di récupérer nga koy jox ay vitamines calcium yëpp di ko renforcer tey bi ñu ko indee premier jour foire yéen gis ngeen nu mel ni ñu ko accueillir donc toujours man sama te moom laa si mujjee jënd donc mu nekk xar bi ñun ñëpp mujjee coow parce que xar yi moom jënd yëpp départ yëpp dañoo coow mais heure bu ñu ñëwee rek dañ naan pourtant gisoon nga ko donc loolu dañ si sant suñu borom voilà. kon yow léegi phénomène ndax am na ñoo xam ne ñëw nañ fi fay la si prix da nga jël décision jaay ko wala da nga jël décision nga yaraat ko bu foire bi jotee mu ñëwaat. waaw am na ñu ñëw di ko waxaale surtout bi mu duggee concours. jongante presque 25 jeunes mâles mu génn 6e bon ñu doon ñaan nag 3 premiers mais nit du lekk di jël lu wërsëgam donc dañ ciy sant yàlla mais tey donte 6e la jël ku ne ñëw na ne dafa waroon dugg donc loolu rek sant yàlla la. am na ay éleveurs yu fi ñëw naan ma jaay ma mais mayu ma leen sax buntu bu ñu dugg waxaale parce que jaayul parce que il faut que mu ñëwaat. kon yow jëloo décision pour jaay phénomène. xalaatuma ko très sincèrement booy boo ma bàyyi élevage kon. xalaatuma ko aw ma sax soxla boobu yàlla daal di aw ma soxla su ma amoon soxla bi sax ñu mën a wax mais aw ma soxla boobu waaw. kon yow lan ngay wax éleveurs yi nga xam ne ñoom nga bokkaloon foire bi. éleveurs yi ma bokkaloon foire bi dama di ñaax déjà ñu gën a liggéey fi ñu taxaw tey ren record yëpp daanu nañ record Nations Unies sama waaja daanu na 2014 ba léegi ñu ngi koy soog a daaneel kooku ndaanaan la di ko remercier au passage di nuyu am di jóob boromam record hauteur daanu na.
Khoureychine moo ko daaneel record poids moom dafa daanu ba ne ñaret parce que 20 et quelques kilos de différence entre dernier Saladam bi ak bii loolu macha allah di wax ne gars yi kon ñu ngi liggéey ñu gën a liggéeyaat Saladam déwén poids daanuwaat LCS daanuwaat hauteur daanuwaat incha allah loolu daal laay gën a ñaax éleveurs yi ñu gën a jàpp di woo éleveurs yëpp ñu gën a téye Adam parce que mooy association bi fi gën a taxaw foire bu mel nii amul benn association bu koy def très sincère amul benn association bu koy wax jee fi ne rek mais amul benn association bu mën a organiser foire bi chapiteau bii ngay gis ci kaw 7 millions et quelques lañ koy loué si sama xayma dépassé na ko. yéen a koy loué seen xaalis wala ñuy def foire bi ñoom ñoo koy loué. dañ koy loué si suñuy cotisation bopp ak si suñuy sponsor yi yëpp li ñu jël si sponsor yi si lañ koy loué donc te benn chapiteau bi am nañ ci lu mu dee 4 si biir foire bi donc loolu du foire bu yomb donc di gën a wax éleveurs yi ñu gën a jàpp ñu gën a tappe xol yi di wax ne élevage bi yaatu na ñu gën a liggéey. waaw juste rek dafa am lu ma la bëggoon laaj tuuti rek ndagam yéen a bokk fii. damay laaj ndax éleveurs yi ñoom seen biir ndax ñoom maanaam bëggante nañ seen biir comme seen xar yi nu ñu amee amour ndax sànq bi ma demee woon fee maa ngi gis xar yi macha allah sama yaram sax dafa daw ñuy def li nga xam ne ñuy fóonante di takkante est-ce que borom yi ñoom mel nañ noonu. waaw coow wala boog jalousie fii lañ koy fekk fii lañ koy bàyyi mënoon a def fii ñàkk par force mënut a nekk mais damay ñaan ñu gën ci góorgóorlu mënul ñàkk. mais dañuy ñaan ñu gën ci góorgóorlu mën nga yor sa phénomène bii nit dana la signe mais du la ci yéene jàmm mënta ñàkk ñëpp mënu ñëw bëgg la loolu moom bu ko kenn xalaat mais nañ ci gën a góorgóorlu élevage bii teraanga bu nekk ci ku ne sa wërsëg ngay jël lu du sa wërsëg doo ko ci lekk mënta ñàkk déjà am na coow yu fi amoon yooyu yu fi jotoon am si concours femelle yi mais yàlla def na ba bureau Adam bi rassemblé waat na ñëpp jubboole leen ñu àndaat continué waat liggéey di ñaan mu bañ fi amati incha allah. kon yéen da ngeen am benn bureau boo xam ne da ngeen fay waxtaanee pour mën a am jàmm. waaw moom mooy comité directeur bi rek mooy bureau bi ñu fa am ku si nekk da am poste booy gérer donc ñoom ñooy gérer organisation beeg yëpp. voilà am na ay membres simple am membres yoo xam ne ñoo nekk si biir bureau bi am na ay communication trésorier secrétaire général présidence bi donc. c'est un ensemble de postes yoo xam ne ku si nekk dama am looy gérer am na ay adjoints yëpp donc ñoom ñooy gérer organisation bi yëpp voilà. waaw comme ni ma la koy waxee woon si njëlbeen bi rek depuis boobu ba tey ngay ànd ak li nga xam ne moo nekk El Vision Médias ngay ànd ak ñoom ba tey mu nekk fukkeelu fan bi dama lay wax lan ngay tàggatoo. waaw di dolli sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla mu may ñu gudd fan ak wér parce que xar yi boo wérul doo leen tal tolloon naa fi ay jamono. defoon fi benn accident bu metti talu moon sax xar yi wallahi azim toog naa 6 mois yoo xam ne teguma bët xar yi donc bu amul wér doo tal xar yi donc di ñaan yàlla mu may ñu wér ñu mën a tal xar yi bu baax a baax mën leen a toppatoo bu baax di ñaan yàlla barkeel bergerie Ladoum Vision yàlla jubboole ma ak benn ba seytaane bu xaj suñu diggante gëw ma ne sax xaj na si mais dañuy ñaan rek ñaan moom du doy di ñaan yàlla mu barkeel bergerie bu baax a baax fi ñu toll nii déwén ñu toll fu ko raw ba fu ñu dégg éleveurs yu mag yi ñu fay dégg éleveur bu ne bëggoo ñu dégg la Sénégal amul boo daajoon te sa xol bi loolu la ci nekk donc xar yi sonn nañ ci trop di ñaan yàlla mu am retour ñu bokkook suñu am di jàmm yëpp bokkook suñuy mag bokkook suñuy frère bokkook suñuy waajur parce que sonn nañ su ñun xar yi du suñu liggéey passion la am naa sama liggéey damay xëy suba benn am na liggéeyam day xëy suba passion bu ñu yàlla nattoo la mais nattu bànneex la di si sant yàlla bu baax a baax damay remercier au passage sama xarit Mambay Kaas ba daf maa defal teraanga dañ ko topp si benn femelle muy sëtu Algor ñu bëri topp ko si mais lu dul sa wërsëg ni doo si jot mu defal ma ci teraanga fay ma ko au comptant woowu ma benn yoon sonal ma ni ma ko mënee laa fayee femelle bi yàlla def femelle bi ñëw def ay triplé yàlla def moo yor bakkan mbote yi dellu mu tëbuwaat donc di ko remercier au passage daf maa defal teraanga te teraanga bi dinaa ko fay ëllëg du ma ko wax dara nag mais dinaa ko bettee bu soobee. waaw tonton loolu loo ciy wax tey macha allah comme li mu la wax ciy wax tey ana loo ko ciy wax. waaw bon dama leen di nuyu di leen sant moom tam ma koy sant di ko gërëm parce que tam ñun ñëpp dañuy seq ay defalante
mais nekkul ni ñëpp ngay defal tam ñoom ñu am reconnaissance boobu pour di ko wax fu nekk daal te man tam loolu gisuma ni sax dama def dara dama gis rek c'est très normal entre éleveurs ku am dara sa morom soxla ko ci yow bon nga jox ko daal man noonu laa gisee élevage bi mais gisee wu ma ko peut-être neneen daal pour man loolu c'est naturel quoi waaw. di la jaajëfal di la wax merci beaucoup rek mbaax rek moo am solo comme ni mu koy waxee woon macha allah lan ngay tàggatoo ak waa El Vision Médias. El Vision Médias moom waaw ba géej gi fer ba géej gi laa la fer jéeri ji nekk ci kaw jéeri ji xam nga mooy suuf si nekk ci kaw asamaan si wàcc mag El Vision Médias te am na lu yéeme lu des waaw yeneen foire yi ngi ñëw foire Rufisque le 7 mars la damay woowaat El Vision incha allah El Vision Médias sa kaw sa kanam kontaan nañu baax waa bergerie Ladoum Vision ak ñi ko wër yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen remercier si liggéey bi. Brésil lañ ma woowee barki démb wallahi azim Brésil benn waay moo ma ne sa waay sa kii bi laay déglu xaw ma sax nu mu tudd sa émission El Vision bi laay déglu wallahi azim ma kontaan si yow sa jaar ak lépp ma kontaan si mais bu doon El Vision El Média du ma ko am sama Facebook yàgg naa ci publier kenn woowee ma Brésil comprends nga donc di remercier El Vision di remercier Leuz di remercier Sister Z di remercier Petit bi nga xam ne ginnaaw yàlla moo ma booleeg ñoom. parce que bu ñëwul woon si mariage am du ma leen xam amaana du ma leen xam wala boog su ma leen xamee feneen laa leen xamee donc di remercier sama doomu nday Petit Khoule di wax ne El Vision Médias yàlla bu seetaane dugg suñu diggante yàlla nañu gën a jàppante liggéey baa ngi ci kanam chaque fois dañuy dem bu soobee yàlla te ñoom laay woo bu soobee yàlla ñoom ñoo ma sokki te ñoom laay continuer di woo bu soobee yàlla incha allah. waaw macha allah kon de nee naa dootoo ko defati waa léegi lan ngay wax fans kii nga xam ne tam moom nga ma solo muy sa xar bi macha allah nga xam ne dafa bëri woon ay fans lan ngay tàggatoo ak fans maanaam xar bi phénomène waaw. fans phénomène yi ñoom mënu ma leen a fay wallahi azim ki ma ci gën a remercier si foire bi muy Nassow yàlla dafa def minante wu woon noonu mais wallahi azim mën naa ne xar bee tax ñu gën a jàppante photo phénomène barki dem ba léegi la ko phénomène moom lay sol. fayuma ko mayuma ko 1 franc di ko remercier aw ma fayam wallahi azim di remercier Zal mi ma ko jox encore du ma ko fàttee waxoon naa la ko suñu kër di remercier Zal moo ma jaay maal bi mu nekkee jeune maal bi mu nekkee mbote chaque jour da ko doon seet si bëggul woon sax jeune maal bi def ay tëb pour rek mu ñëw indi forme si foire bi te wax dëgg yàlla ñu nit sàggane wuñ ko mu ñëw taxawuñu si foire bi baax moo frère am Modou xam nga taxawuñu baax si frère si foire bi ba gis nga phénomène buzz bi mu def si foire bi di remercier Maguette Cissé encore une fois ak ñi muy àndal Joj ak Ahmed Ndiaye borom Bérési Sam Maguette moom Baye Peul papa yi phénomène di ko remercier bu baax mayoon na ma tëb ba yàlla def ma am si jigéen di ko remercier bu baax a baax si ñàkk ñaam di ko wax ne na téye Baye Peul wallahi azim teraanga bu éleveur di am si élevage bii Maguette Cissé mën na ko am ak Baye Peul di ko ñaan yàlla mu téye maal bi ñu gën ci liggéeyaat danañ ci génnee lu raw phénomène bu soobee yàlla phénomène commencement bu Baye Peul la parce que maal bi mi ngi soog am 2 ans donc des na lu bari donc di sant ñëpp di sant aussi benn mi xar yi nekk këram bi ñu récupéré phénomène ba léegi xar bi këram la nekk moo koy toppatoo vitamines yi muy jënd sax man ñemee moo sax génn sama xaay di ko jënd ay vitamines 10 000 francs di ko jox maal bi amaana maal bi su nekkoon sama kër du mel nii di ko remercier donte moom ñoo ko bokk mais dama ko siy sant bu baax waa parce que gis naa ni mu si sonnee ni maal bi mel du man ginnaaw yàlla moom la parce que moo ko toppatoo ba mu mel nii di ko ñaan mu gën a jàpp garab ci kaw lay fekkante gagné nañ ko ren mu jël 6e mais garab ci kaw lay fekkante ba sal daam bii di ñëw 2020 bu soobee yàlla incha allah. macha allah yéen a ko déggandoo moom su ma sañoon sax maanaam foire bi du jeex ndax macha allah dañoo teral mu ñëw waa El Vision ñëw mu teral leen sagal leen du suñu benn xaas bu ñu yëkkati daal koy def ci foire bi su ma sañoon du jeex comme ni ma leen ko waxee woon rek nee naa leen kal leen ma fu ne foo leen ma foogeewu rek dama fay génn nee naa man jiit laa rek ku ma neex rek laay fitt tey nag ñan laa fitoon waa Ladoum Vision laa fitoon di remercier sama caméraman bu ñaawal bi muy loo fraise comme ni ma koy waxee chaque jour nee naa tey yaa ma dóor nag waaye xamal na suba nag dinaa fayu affaire bi dóor fayu la di tàgg waa El Vision di tàgg surtout ñi nga xam ne ñoo may faral di seetaan ci li nga xam ne moo nekk El Vision Médias di leen sant bu baax a baax loo Ndam Siré tey gañe nga mais amul problème di wax ne bergerie Ladoum Vision ñu ngi am ay objectifs yu ñu war a atteindre si 2018 bi
ak ay projet déjà ñu ngi am projet déplacer bergerie bi parcelle unité 9 bu soobee yàlla je pense que semaine bi dinañ dugg ci travaux yi balaa fin de semaine daal balaa le 5 am nañ yaakaar ne dinañu pare bergerie Ladoum Vision day dajale yëpp samp ko parcelle unité 9 incha allah donc mu nekk première annonce après dinañu def annonce éleveurs yëpp xam ne nekkatul Mermoz léegi ak Guédiawaye mais parcelle unité 9 la xar yëpp dajaloo mu nekk benn bergerie fa la liggéey bi di démarrer commencé guñ sax unité 9 la lépp di commencé incha allah bu soobee yàlla. macha allah yéen a ko déggandoo macha allah mu nekk nit ku am jom mu nekk nit ku koo xam ne dafa fonk lu muy def comme ni ma leen ko waxee rek nee naa la dem dikk yàqu dara dañuy daal di dem rek waa El Vision nee naa la dañuy rand waa tuuti rek.